salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di ziare xam naa ñu def vidéo bu gàtt rek ci comme ni ma ko titré ci wàllu rénovation yi yu bari ñi ngi nuy woo di laaj réquisites aussi pour renouveler permission de résidence ay trabajo initial bi ou temporal bi Serigne Khadim Mbaye ñi ngi ziare donc xaj na duñu mën a am temps kenn ku nekk ñu lay atteindre di lay expliquer ni ñuy def rek mooy dugg def benn vidéo bu gàtt pour expliquer ci leeral ci réquisites yi nga xam ne képp koo xam ne da nga amee permission temporale war nga ko xam parce que mooy tax nga mën a renouveler sa kayit te doo am benn jafe-jafe. donc permission initiale bi mooy ki nga xam ne dafay soog a am kayit bu bees bi comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp un an la benn at la mooy kayit bi gën a compliqué nag mooy permission temporale moom kayit la boo xam ne toujours ki ko am war na moytu. mais aussi war na góorgóorlu bu baax ba bu renouveler kayit gi mu bañ am ay jafe-jafe parce que dañu seetlu ne ñu bari bu ñu renouveler kayit dañ leen di dénégar maanaam dañuy gàntal rénovation bi parce que accomplir ñu réquisites aussi wala daal am na loo xam ne xamuñu ko wala ni ñu ko defee baaxul donc loolu moo waral waxtaan bi kayitu temporal xañ na kayitu benn at bi la ñuy waxtaane tey mooy kayit bi nga xam ne un an la ki ko am li mu war a jëkk a bàyyi xel mooy kayit la boo xam ne boo ko amee lu mu néew war nga cotiser benn weer war nga cotiser 6 mois juróom benn weer maanaam war nga liggéey ci kayit bi juróom benn weer yoo xam ne dañu lay daar alta sécurité sociale ngay cotiser donc loolu sax du ci yem waaye cotisation 6 mois yi terewul itam boo demee ba koy renouveler war nga nekk alta sécurité sociale donc damay expliquer rek pour ne pas prendre trop de temps damay expliquer li nga xam ne xañ na ku sàmmonte ak moom boo renouveler sa kayit doo am problème donc bi ci jëkk mooy képp koo xam ne da nga am kayit bu bees muy kayitu benn at li nga war a jëkk a bàyyi xel mooy impresa wala en tout cas empleador bi nga xam ne moom moo la contratar moo la defal contrat bi nga xam ne ci nga dugale ba am kayit war nga liggéey ak moom maanaam war na la cotiser ñetti weer lu mu néew te booy bàyyi bu lay daar baaxa bi mu nekk baaxa volontaria pero na nekk baaxa por fin de obra donc loolu moo li ci jëkk képp koo xam ne da nga am kayit bu jëkk yi mooy bëgg a expliquer nii maanaam benn boo ci matal rek di nga renouveler te doo am problème bi ci jëkk mooy bu fekkee impresa bi nga xam ne fa nga amee kayit def nga fa lu mat ñetti weer yoo xam ne yaa ngi fay liggéey te ñetti weer yi bi mu matee bi ñu lay daar baaxa bi baaxa por fin de obra la bi ñu la daaree baaxa rek ci saasee nga dem ci oficina de empleo bi mooy INEM bi CP appuntar fa como demandante de empleo maanaam nga bindu foofu pour ñu xam ne kat yow yaa ngi buscar activamente empleo yaa ngi wut liggéey bu ñu la joxee certificat boobu dañu lay wax ne la dañuy marqué feccaay yi cada 3 meses da nga war a dem acudir ci oficina INEM bi pour firmar maanaam pour renouveler ko donc firma boobu itam mën nga ko defee à travers de internet man nga firma sa kër parce que am na benn contrat signé bu ñu lay jox boo xam ne mën nga chaque 3 mois nga firmar te du jar ngay déplacé wu donc loolu su fekkee mi ngi am chaque 3 mois nga dem firma renouveler certificat bi boo demee bay renouveler kayit gi nga am ko la garder à la sécurité sociale sa kayit boo ko renouveler dina dugg te doo am jafe-jafe donc mooy na nga def lu mu néew 3 mois ci impresa bi wala empleador bi la contrataroon baaxaa bi boo fay jógee na nekk baaxaa por fin de obra ginnaaw bi ñu la daaree baaxaa aussi na nga dem appuntar ci CP bi ci oficina de empleo bi di renouveler aussi di ko renouveler certificat yi por internet wala présentiel donc loolu dina la dimbali ba même boo amul liggéey ci diggante bi cotiser woo 6 mois yi ñu doon wax moment bi ngay dugal nga am ku la defaral contrat de trabajo aunque sea temporal boo renouveler kayit gi boo ko dugalee dina génn donc mooy bi ci jëkk ñaareel bi mooy képp koo xam ne da nga am kayit gu bees mooy initial bi kayitu un an nga cotiser ci lu mat 6 mois maanaam liggéey nga daal 6 mois yoo xam ne yaa ngi cotiser sécurité sociale boo demee ba koy renouveler aussi nga am contrat boo xam ne même bu dee temporal la nga présenté ko boo dugalee kayit bi dina génn ñetteel bi mooy ki nga xam ne dafa am kayit bu bees
te impresa bi ko wala employeur bi ko defaloon contrat bu njëkk fi mu amee kayit mu sécure di fa liggéey ba rénovation jot kooku moom moo gën a yomb dans ce cas là dafay dem rek présenter informé de bilan laboral bi ak kayit yi muy àndal dinaa ci ñëw après kooku aussi bu renouveler kayit bi dina dugg. ñeenteel bi mooy ki nga xam ne cotisé na ci kayitam bu njëkk lu mat 9 mois maanaam képp koo xam ne sa kayit bu njëkk liggéey nga ci lu mat 9 mois yoo xam ne yaa ngi ko di sécurité sociale te bi ñu la daaree baaxa nga dem ci officina de emploi bi nga dem ci INEM bi nga appuntaar fa comme demandante de emploi donte ne cotisé woo lu mat année bi yépp amuloo contrat de travail bi ngay renouveler kayit gi mais gis nañu ne daal cotisé nga lu mat 9 mois ci dossier message yi su fekkee am nga certificat bi wane ne doon nga ut liggéey appuntaar nga INEM moom itam bu rénovation bi jotee boo demee présenté ko di nga renouveler kayit gi te doo am problème même bu dee amuloo contrat donc bu ñu xoolee kooku rek mooy ki nga xam ne sax mën na renouveler kayitam sans pour autant muy présenter contrat de travail kooku mooy ñeenteel bi. juróomeel bi mooy ki nga xam ne dafa am kayit bu bees cotisé wul lu mat bi muy dugal kayit bi amul contrat bu mu ko booleel kooku ni mu mën a def mooy su fekkee am na soxnaam di liggéey te soxnaam di fayeeku lu mat 1,5% IPREM bi 823 euros bu fekkee amul doom bu dee am na doom dafay yokk donc kooku itam soxnaam mën na ko réagrouper mu dépendre ci moom pour renouveler kayitam kooku mooy juróomeel bi. juróom-benneel bi ki nga xam ne aussi dafa am kayitu benn at te yooyu mooy amu ci benn li mu cotisé matul bi muy dugal kayit gi aussi amul contrat de travail kooku ni mën a def rek mooy xëy na benn opportunité la am mooy am na lu ñuy tuddee certificat de esfuerzo de intégration donc bu demee ci trabajador social am boo demee sa trabajador social laaj ko fan laa mën a amee certificat boobu na la ko expliquer loolu aussi bu fekkee am nga ko présenté ko fekk itam doon nga farlu ci ut liggéey mooy li ñuy tuddee maanaam certificat de demandante de emploi donc loolu moom est imprescindible ci ki nga xam ne cotisé wul lu mat pour mu mën a renouveler kayitam kon képp koo xam ne am nga kayit bu bees ba sa liggéey arrêté li nga war a jëkk a def mooy nga dem INEM appuntaar fa comme demandante de emploi comme ça di nga mën a wane ne kat yow doon nga buscar activamente emploi donc kooku itam donte ne am na loolu mais cotisé wul 6 mois yu mat ci kayitam bu njëkk bi amul contrat de travail ci moment bi muy dugalee kayit bi bu amee certificat boobu muy certificat de esfuerzo de intégration mën na renouveler kayitam aussi te du am problème donc yooyu ma expliqué mooy yi nga xam ne képp koo xam ne da nga bëgg a renouveler sa kayit bu njëkk daal il faut nga accomplir benn ci requisite yooyu maanaam ci wàllu cotisation ak ci wàllu contrat yooyu ma expliqué faaw nga matal ci benn. donc mu des ki nga xam ne dafay renouveler kayitam lan lañ koy laaj lan la yóbbu li ci njëkk mooy passeport en vigueur sa passeport boo xam dafa nekk en vigueur nga yóbbu original bi photocopier ko aussi page yëpp 32 pages yi ak sa DNI bi nga xam ne NIE bi nga xam ne plutôt caducar na nga copier 2 caras yi moom aussi da nga koy yóbbu ak sa informé de bilan laboral da nga koy sakkaar parce que ci la ñuy xamee yow kayit bi ñaata weer nga ci liggéey. donc ak sa informé de bilan laboral ak impresso de sollicitude bi nga xam ne EX013 la bu dee da ngay renouveler moom aussi da nga koy sakkaar nga rejenar ko firmar ko ak tasa yi ngay fay ñaari tasa yi tasa bi nga xam ne modelo 790 código 052 mooy bi correspondé empleado bi moom 16 euros la 16 euros 8 centimes ak tasa bi nga xam ne código 790 código 062 moom presque 80 euros la donc ñaari tasa yooyu moom ngay fay boolew ak kayit yi ma wax ak sa empadronnement aussi bu nekk en vigueur mooy boo xam ne amul lu mat ñetti weer donc kayit yooyu mooy yi nga xam ne kii renouveler kayitam daf koy yóbbu ak contrat de travail bi nga xam ne booy renouveler aussi dañu la koy laaj rawatina bu fekkee loolu ma wax sànq ci réquisite aussi maanaam bu fekkee par exemple fi nga amee woon kayit gi continuer woo di fa liggéey wala boo amee contrat daal da ngay présenter contrat bi ci gàttal donc loolu mooy li nga xam ne ci ay kayit dañu koy laaj képp koo xam ne da nga bëgg a renouveler sa kayit bu njëkk mooy permission initiale bi donc loolu mooy li ma bëggoon a leeral
sëñ Xaadim Tànte maa ngi lay ziare bu baax naka yi tey sëñ Xaadim ana waa Grenada wala waa Bilbao bokk. voilà donc loolu laa bëggoon a leeral rek koo xam ne aussi am nga ci ay doute wala yu demee noonu man nga ñu man nga jokkoo ak ñun ci messenger bi wala ci WhatsApp bi aussi may leeral ne parfois du man maa ko yor donc ñi nga xam ne parfois dañuy yónnee ay message duñu leen gaaw a tontu wala yooyu parfois du ma yor WhatsApp bi du man maa ko yor donc koo xam ne da nga ci yónnee message adressé ma ko bu fekkee kaneen moo ko yor loolu lay waral parfois tontu yi di xaw a yeex ñi nga xam ne aussi dañuy laaj lu bëri li ñu leen di ñaan mooy ñu intégré ci groupe WhatsApp yi groupe la yoo xam ne li tax ñu créé ko mooy loolu mooy bépp doute boo xam ne immigrante bi am na ko bu fa duggee dugal fa laaj ba dinañ ko gaaw a tontu mais bu dee ñi nga xam ne dañuy yónnee ay message ci WhatsApp bi wala ci messenger bi mën na dugg lu yàgg te sax ñun duñ ko gis voilà donc moo nekkoon leeral yi ñu ngi leen di ziare wasalaamaaleykum wa rahmatullah